la talonnade bu ko koy paas pour mu dugal loolu. mais booy yi surtout ñu ngi koy def xale yaa ngi koy def donc macha allah ñu ngi leen di tirer chapeau nag parce que ça a marqué vraiment tout le Sénégal, le monde entier d'ailleurs, hein, cette complicité, hein, c'était magnifique quand même. On a envie de revivre ces sensations là. C'est que day am période yoo xam ni day gën a siiw peut-être ñoom ñi fa nekkoon ñoo du ma ni ñoo gën a siiw sax mais génération bi ñu tombé loolu peut-être ñoo gënoon bàyyi xel peut-être ni réseaux sociaux amee léegi ni nit ñi xam ne Sénégal ñëpp ay experts lañ. ni mu amee léegi jamono jooju amee wu ko woon. moo tax seen ay performance ci nga ko doon gën a gis mais léegi comme Sénégal les Sénégalais man ak keneen ak keneen. ils sont experts en tout. justement en football bu compétition xewee ñoom ñooy experts yi. réseaux sociaux bari xale yi bëgg football di ko seetaan di ci bàyyi xel moo tax critique bi di bari. c'est vrai. Et puis le Sénégalais a l'esprit très très critique. Voilà. Et critique sur tout et rien. Tout. Merci. Voilà di fàttali rek ne Made in Sénégal tam benn documentaire la boo xam ne des tracés vue Sadio Mané début ca Bambali ba fi mu yegg si nii ci rek Liverpool ci jamono joo xam ne xëy na ñu ngi xaarandi ba xam dañuy jox ñii di waa Liverpool championnat bi am déet de si mën a jàpp rek mooy waxtaan yi moom mi ngi wéy ba tey di rek juddu dinañ am occasion beneen yoon ngir seytaan as lëf ci li nga xam ne mooy rek documentaire bu Sadio Mané boobu ñu waxtaanee ba tey li jëm ci wàllu rek tàggat yaram ak ñi nga xamante ni si ñooy waa FIBA waaw FIBA nag ñoom dañoo indi ay réajustement ci li nga xam ne mooy calendrier international bi ñu bañ rek mu am conflit ak les Jeux olympiques xool naka la ñuy doxandale ngir compétition yi di am rek ñu mën ko rek daal di amal ci wàllu gumu daal di gënee ci jamono jooju report Jeux olympiques yu Tokyo yi période de qualification yi suspendre nañ ko ba décembre pour athlétisme bi lu jëm ci wàllu athlétisme kon ñu mën a jàpp rek ni fédération internationale athlétisme daat nay wax ni que ñi nga xam ne réalisé woon nañu ay performance ba le 30 novembre duñu rek ne compteront pas pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo voilà reporté à l'été 2021 période de qualification bi ñu suspendre ko du 6 avril au 30 rek novembre da ciy bokk ci biir ñu fàttali leen ni at lañu reporté yi les compétitions 23 juillet ba le 8 août kon pandémie coronavirus ñu waxati rek moo fi jaar waaye athlètes yi mën nañu qualifier bu ñu réaliser ay minima bu ñu amee rek place grâce au classement mondial jëm ci seeni ko wàll ñu mën a jàpp rek ni période de qualification dinañu ko ubbi woon na diggante janvier ba mai 2020 ci wàllu discipline yi di rek athlètes yi nga xam ne jot nañu réaliser minima ñoom dañuy am bénéfice jëm ci wàllu woowee waaye dinañ ajourné bu 31 mai jotee marathon ak 50 kilomètres marche wala 29 juin 2021 pour yeneen épreuve yi nga xamante ni si jàpp nañu ni xëy na mën nañu ko amal jëm ci wàllu woowee de si mën a jàpp rek mooy lu bari jëm ci wàllu rek compétition dina am chamboulement jëm ci rek date bi ñu koy amal ak kañ lañu ko war a daal di amal ndaxte report yi dafa bëri jëm ci wàllu woowee ci xibaar ñu ñuy xamal ni Zidane mi ngi ci rek viseur au Paris Saint-Germain waaye jàpp naa ne Zidane ci jamono ji moom comme dafa ñëw Real pour jooyantiwaat wanewaat boppam Paris day xaar. waaw xam nga lan lay de ñu ngi toog de naam sax xam nañu dara waaye xamuñu dara ci football mais faaw ñu wax ci tamit parce que ça nous concerne. justement sama doomu baay bu ba moom nee na la soxna tu es mal barré ñi xamuñu dara. soxna kat li ñuy wax kat ñu ngi dañuy. non mais justement soxna xam nga lan ngay def yéen je peux comprendre mais Louisa Diagne quand même moom. justement war na cee mën a néew et doit comprendre. xam na ko si xam na ko si moom. sama papa journaliste sportif la bu mag. waaw bu mag ci football léegi ma xam nga lan ngay def da ci gëstu xam nga lan ngay def bu bari la ngay def bu seetaanee ma seetaan bu yuuxoo mu yuuxu nga tàcc mais bu ñu dugalee lan mooy kii penalty lu tax ñu koy tiré xam naa ko passe décisive ak yëpp xam naa ko yaa reetal yow léegi soxna xam nga lan ngay def dore na ne xam naa Sadio Mané dore na xam nga lan ngay def soxna oui ma da ngay créer équipe da ngay créer équipe fii nga nekk suñu coach suñu Aliou léegi wala dañuy quiz vendredi prochain
quiz ñu s'il te plaît. Voilà da ngay indi Mahrez ñu wax la fan la ñu dugg. Mahrez ban équipe la les gazelles kay les amazones. dafa nekk loo xam ni li comme li Louisa wax gis nga ba papam seetaan ne mu seetaan bu yuuxoo mu yuuxoo au fur et à mesure que loolu day dem ba comprendre sport moom wala boo suivre demoo sur le terrain seetaanoo ko télé di ko suivre quotidiennement mën nga xam actualité bi xew nii rek mais am na yu nekk ci biir yoo xam ne soxna xam nga lan la ñu war a def xam nga lan la ñu war a def dañoo bokk nag macha allah ci jigéen yi nga xam ne dañuy xul ak seen waay bu seetaan match dong la yow man sama papa day yuuxu ba mu jóg ma ne ko arrêté li ngay def da ngay tiit damay tiit te moom kese mooy nekk ci salle bi classique mais mu jéegi damay ñëw toog parce que tellement que damay loolu ba ma nekkee xale ba léegi donc du coup am na lu bëri loo xamante ne xam nga ko ci football laissez-nous c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc nous sommes en train de forger yàlla bu Sadio Mané di football doomu Bambali xale teranga boobu oui mais yéen a ngi waxtaan nag ma ni documentaire bu grave def nañ ko ci moom boo xamante ne si dafa tracé parcours am itinéraire am dina am solo tor dinañ ko dingat leen ko fii di jaajëfal Fallou Ndayane ak Konté bëgg baay yéen ñiy teewlu yëpp Kumba Fall depuis Ziguinchor tam sama turandoo yaay coiffeuse bu mag bi Fat Bey jaa ngeen jëf di jaajëfal benn couture sama jeeg bi day tuuti for lamp cuuraay moo defati neex justement léegi prochainement damay jël numéro jox ko maam Sidi mu koy écritel parce que li mu lay sañsel macha allah jeeg bu baax du jeegu Jakarta de déedéet waaw ñun sax dañ koo bëgg ci niñ ko bëgg est-ce que du jeegu limousine nii bee ma neex ma neex mais Pape Assane Seck nee na yaa ngi jongama donc merci pour nous les filles merci non mais merci pour nous quoi genre nee na soxna mi ngi jongama mi ngi jongama rek yama tamit voilà merci beaucoup soxna ñu jógee rek ci tàggat yaram daal di dem fi nga xamante ni mooy musique ñu féexal xol yi tey la àjjuma tey la vendredi saint donc nag leneen xaju si lu dul rek waaw bégal xol yi Voilà Famaba, à ton tour de nous parler de musique. Je pense qu'on s'y connaît un peu plus. Oui, exactement Asma, comme ni nga ko waxee rek donc comme nu ma ko mën a entamé mooy que fan yii yëpp gis nañ ne que industrie musicale le monde musique dafa daal di slow down dafa daal di calme bu baax a baax situation oblige nag coronavirus bi la programme yeeg sortie vidéo album yeeg lépp dañ ko daal di stand by ndax loo fi génnee promotion bi du jar ndax coronavirus bi lii di Covid 19 plutôt moom moo fi daal di tege tànk. donc ci kaw occasion boobu la ñuy daal di profité rek daal di fàttali suñu ay ndaanaan fàttali suñu ay artistes woykat yi nga xamante ne def nañu lu bëri ci wàllu musique sénégalaise ci seen carrière aussi mu riche lool ñu daal di koy fàttali rek andil leen ko comme ça fan si yeeg soppe yi gën a xam seen jaar-jaaru ki nga xamante ne moom la ñuy seetaan di ko suivre safoo ko fan la daal di jaar. tey nag Asma dañu daal di tànn Fatou Guewel Diouf wala tamit rek ñu ne Fatou Kara Noreyni ci ni ko waay bëggee ndax ñëpp xam nañ ko at Fatou at sëñ Modou Kara plutôt seen relation tey nag moom la ñuy waxtaanee waaye laata loolu ñu daal di seetaan suñu coup de cœur bi nga xamante ne moom mooy son bu ñu tànn tey ci Fatou Guewel daal di leen koy may bu ñu ñëwee daal di wax ci carrière musicale am. Restez chez vous. toog leen seen kër nanu toog suñu kër
man lii neex na waaye da ngeen ni ngeen bàyyeeku rek man moom laa bëggoon bokk ak téléspectateur coulisse neex na. waaw coulisse neex na bàyyeeku bi nag dafa fekk ne woy bi daf ñuy rappeler lu bëree bëri dafa nekk son boo xamante ne it la son la boo xamante ne ñi muy fàttali dafa bëri tamit nag lu ci ëpp solo mooy li muy wax moo daal di bëri topp sa ndaw lu ñaaw la. bakkan dañu koy teral mag a ngi ci yoonum di ñëw kon topp sa ndaw lu baax la xaw lu ñaaw la muy phrase boo xamante ne Asma dafa gàtt waaye dafay tekki dafa bëri sens li muy wax tey ñu bëri tey ci ñu ma ko sañ a wax ñu ngi toog di regretter seen enfance def nañ ci benn erreur boo xamante ne mënuñu koo waxtaanee wala toppoon seen bànneexu bakken la bu ma jëlee rek bi nga xamante ne moom la ñuy faral di gën a gis des fois nga gis góor mag mu daal di bëtt nopp tey bu mu koy def ca xaleem peut-être bu ko leeroon ne bu màggee bëgg naa nekk peut-être benn imam wala quelque chose wala tey nekk na ko sax waaye boobu bëtt nopp dina ko déranger kon du ko woon def donc dafa nekk ay yoo xamante ne bañ a topp sa ndaw daf ci nafsu bakken exactement daf lay moytu loolu bëree bëri donc mi ngi noonu tey nag moom laa andi woon coup de cœur pour mën a lancer li nga xamante ne moom mooy portrait Fatou Guewel la fàttali ko waat jaar-jaaram ndax moom Fatou Guewel Diouf comme ni ma ko waxee rek wala Fatou Kara Noreyni mu nekk nit nga xamante ne buñ ko tuddee rek xel day dem ci waa kër Serigne Touba ak njabootam. et juste on rappelle tout simplement que démb la woon màggalu Daaru Musti. exactement donc xelam day dem ci borom day dem ci Serigne Touba ak njabootam ndax ñuy faral di gis ne que daf leen di wéy lu bëree bëri moom Fatou Guewel nag. Bambay dem Touba Thierno la dénkoon daal. wallaay dëgg la dëgg la. déggal li soxna mi ngi fële feneen. ay ca ñu bàyyi la nga non dafay aalu non nawee rek màggalu daal gi mu tudd naka démb. moo tax ma ca baxal ci loolu. nga baxal loolu dëgg la. macha allah murid c'est-à-dire mi ngi noonu donc moom Fatou Guewel nekk ndaanaan nekk tamit ki nga xamante ne nit ñi sopp nañ ko lool ay woyam dinay yeete lépp lu mu woy rek jigéen gis na ci boppam. ay ca ñu déglu tuuti waay. macha allah ñu daal di leen koy may rek comme ni nga ko waxee màggalu daaru démb la woon circonstances yee tax kenn demu ca waaye da nga daan gis ne que chaque année nit ñi dañuy daal di wuyu ki nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy màggalu borom daaru macha allah ñu ci ziyaar sëñ Modou Kara ñu ci ziyaar tamit ki nga xamante ne mooy suñu sëñ bi te ñu rakkus borom daaru macha allah ñoom it ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñaar ñëpp gudd fan ak wér ñu wéyali ba tey at Fatou Guewel Diouf moom nag mi ngi juddu le 6 juin 1964 fële ca Pikine ginnaaw raay ñu bëri nag doon laam-laamee di naan nax ginnaaw raay wala Mbàkke wala juddoowul Dakar sax ñu bëri ñu ngi ko doon wax waaye de source très sûre ñu ngi ko lañ ko daal di amee rek fii la juddoo fii ci Pikine ginnaaw raay même si màggee na diggante Médina ak tamit hors de Dakar donc ba tey fii la daal di desen def li bëri ci dundam moom nag mi ngi commencé wéy en 1991 waaye ñu gën ko ràññee ci émission bi nga xamante ne mooy bu Papa Mansour Mbaye doon def super ndaje en 1994 ci la ñu ràññee kii di Fatou Guewel diggante 94 ak 91 nag Fatou Guewel génnee na ci album def na ci yu bëree bëri bokkoon na ci li nga xamante ne moom mooy ànd jigéenu Sorano yi waaye 94 ci super ndaje la daal di wane gën a fësalee boppam rek ndax nekkoon na émission boo xamante ne ku fa jaar ndaanaan nga waaye tamit da nga doon am instant bi nga xamante ne yaa ko moomal sa bopp daal di jaay li nga xamante ne moom mooy sa bopp ca la daal di fësee nag dugg ci xolu ñëpp on se rappelle de Santati Bamba bi nga xamante ne moom la woy sëñ Touba mu nekk son bi nga xamante ne moom macha allah. boobu album yëpp woy na si sëñ Touba. yëpp moom album yëpp daf ciy woy sëñ Touba woy ci Maam Jaara Bousso ci Fatou Guewel ngay gis koo xamante ne dafa assidu ci chaque màggalu Poroxaan mu génneel son bu bees Maam Jaara Bousso bu bokkut ak lu mu wax ak bu daaw at bu daawaati géej ak beneen chaque fois am na lu bees lu mu ko ciy bàkk donc loolu mooy bëgg koo bëgg di bu yàggee nga xam ko ba kese miin nag ko dafa dem ba nga xamante ne ñëpp dañ koy xaar màggal Poroxaan buy jub rek nga ne ah Fatou Guewel génneeti na
nga daal di dem tapé ko YouTube daal di ko fay seetaan waaye bëgg Bamba nag santati Bamba plutôt dafa nekk son boo xamante ne dafa lancé carrière internationale sax Fatou Guewel mën nañ ko waxee noonu tellement que daf ko propulsé yokk lu bëri ci moom te nee na ci son boobu sëñ Modou Kara moo ko daal di bindal daal di ko koy jox donc macha allah mu nekk son boo xam te ne di leen wax rek mën ngeen ko demaat rappelé wu waat dégluwaat ko gisaat li nga xamante ne moom mooy playlist Fatou Guewel ñu daal di des ba tey ci Fatou Guewel moo xamante ne ni ma ko waxee woon sànq wéyal na jigéen ñi ndax xoolal topp sa ndaw muy li nga xamante ne lu mat a bàyyi xel la waaye jaral lambul aussi wéy na ko fi donc ñi nga xamante ne toll nañ ci di gën a tax ñu xam seen i bopp waaye tamit wéy na fi parité pour jigéen ñi pour son bu neex wéy fi tamit jigéen yee ko yor boobu tamit mu daal di wax rek Sénégal maa ngi laajte ana ku ko yor entre góor yeeg jigéen ñi tagg ñu ñun jigéen ñi ci suñu jàmbarte waaye tamit fàttewul mag ñi fàttewul maire ñi ndax ñoom i tamit ci cofeelam ci kàddoom yu rafet yi nga xamante ne noonu lay génnee ci ay sonwam dafa neex ñu bëree bëri. man sama am na benn woyam boo xamante ni daf may fàttali sama benn maman muy ani góori jàmbar leen cooli jigéen. mooy Sénégal ana ku ko yor. moom ak Mbaye Faye mi ngi noonu donc boobu tamit ku ne bëgg na ko ni nga ko waxee rek waaye ñuy comme dañuy faral di gis waa Kër Sëñ Touba ak njabootam mu di leen woy waaye tamit woy na góor gi ci ruxu bi muy almartum noonu la ko daal di waxee góor gi ci ruxu bi moom it tamit mu nekk son bu neex a neex donc ba tey amul xaaj ak seen fu ne rek lay daal di woyee moom nag Fatou Guewel pour terminer nekk na nit koo xamante ne lanceur de tendance la moom Fatou Guewel nekk mën na sañse lool nekki na it jongama Fatou Guewel lu mu sol rek neex na askan wi bu génnee clip ba sol ci lu bees wala muy def anniversaire ba sañse si da ngay gis année boobu loolu mooy nekk lu nekk en tendance côté habillement kuy ngénte te solo taille maam wala ndoket bi ni mu ko daggee bu Fatou Guewel rek pour yow sañse woo donc loolu lanceur de tendance la sama bàjjen boobu mu jongama nag bay bëgg a dee donc mënuñu woon wax ci Fatou Guewel te duñu tëj ci sañse yi ndax nekk na loo xamante ne tamit ba muy door ba tey la ba muy musóor di ko def mel ni banaan ak di kii. non loolu damay bàyyi Lisa commenté Lisa. waaw élégance xam nga élégance moom da nga ciy nekk dëkk ci ba pare mën ko lu soxna Fall sol ma sol ko mën na ma bañ a jàpp. mais dafa bokk ci ñoom bokk ci trait de personnalité am aussi parce que tamit loo sol nit ñi bëgg ko mu xew nit ñi année boobu yëpp ñu xewal ko c'est parce que na nga ko solee baax na it élégance gi ci moom te wax dëgg yàlla Fatou Guewel ak élégance moom ñoo ànd moom. loolu moom am na ñoo ànd macha allah. te yooyu nag dañ koy seetlu ci suñu jigéenu Sorano yi muy mama Kinella moom i tamit ak ñeneen ak ñeneen. moom moo fi génne woon sax si wala chapeau yooyu noonu. ñuy def di jaay wax booy seet jigéenu Sorano yi ku ci nekk am nga musóor boo xamante ne billaay yaa ngi ko doon def loo xamante ne sa touche la. xoolal noirceur d'ébène bi mama xaar mbay ma jaaga moom xoolal sa noirceur soxna rek lañ koy daal di xoolee ci Sodo Mama Fall na ma musóoroo sax ñoom ñaar dañoo xaw a tey. waaw gis nga loolu mi ngi noonu en tout cas Fatou Guewel Diouf carrière am riche na lool dañ koo tënk rek ndax lépp xaju fi waaye nag def na carrière internationale nationale aussi bu remarquable moom dafay faral di koy wax day naan que man Fatou Guewel ñëpp ma bëgg te loolu lu am la moom Fatou Guewel ñëpp ko bëgg mag ndaw xale ñëpp ko daal di bëgg ndax yiiwam ndax ay textam at wëyam at woyof teem tamit Fatou nekk na nit ku baax. Fatou Guewel dañ koy maman Fatou Guewel dañ koy bëggee ba Centrafrique xam nga Centrafrique. effectivement oui. xam ngeen Centrafrique. est-ce que xam ngeen ko. ñun naa Centrafrique. oh macha allah. donc soxna xam nga ko. waaw xam naa ko. Alors, il y a Madame le ministre conseiller de la Centrafrique qui nous regarde aujourd'hui. Et Ming ñuy def un grand coucou. Nee na les filles, vous êtes très bien habillées. Merci beaucoup. Elle s'appelle Madame Priska Senga. Dafa bëgg Fatou Guewel. Des nga loolu macha allah ñun li ñuy wax. Alors, elle a fait 10 ans au Sénégal. Ah oui. Donc xaw na sàcc tuuti wolof. mais bi mu ñëwee fan yële ci ginnaaw musóor yooyu la jënd yóbbu tellement. ah oui ah oui ba tey en tout cas daal ni nga ko waxee rek maman Fatou Guewel la baat bu wér lañ koy ñaanal bu ànd ak gudd fan ak wér yàlla fay ko xolam ndax famille proche am ay rakam ak képp ku ko jege rek lu baax rek ngay wax ci moom. yàlla dina ko fay xolam ndax dafa baax ñu mën a dimbale. doomu aadama. macha allah lu mu am jox na ko nit. këram dañ koy ran macha allah te nit ku baax rek mën a def loolu. ba pare li ma gën a naw ci moom mooy que dafa yiw même buy tourné clip laa la wax loolu man maa ko fekkee mu nekk ci ba fond. bu waxtu julli jotee day bàyyi la muy def dem julli ji ba noppi ñëwaat delluwaat
kon moom mënul am lu dul lu baax. yal na ko yàlla fay wéral baat bi comme ni ko waxee ci barke borom Touba bi mu yaakaar. allahumma amiin soxna Louisa ñoom it boo leen amee peut-être kàddu yi ngeen ci sànni. je pense que soxna fël na fu neex sànq. soxna doon fa dellu yow bu ñu fa. nit la boo xamante ne si xam nga parole dafa am solo. koo xamante ne si porteur nga wala porteuse de voix nga. ndax li nga dee wax nit ñi dañ ko dee déglu xale yi dañ koy foowe di chantonné. moo tax booy wax rek na nga wax li am njëriñ moom au delà ci thème yi nga xam ne da koy indi day gëstu ci yoon wi nga xamante ni xëy na fa la bokk. moo tax mu gën cee fees yoonu murid day gëstu ci wàllu woowu ba lu mu ci teg ci table bi rek macha allah ñu mën koo consommer lu am solo la. merci beaucoup merci. yaakaar naa ni Louisa cokk na ci élégance ba. ànd ak esthétique exactement kii yëkkati bu neex sànq. loolu neex na te ñoo laa bàyyi rek nga may ñu benn clip pour publicité. waaw exactement oui donc ci màggalum Porokhane bi rek xam naa tout à l'heure seen vidéo du jour di ngeen ko tànn ci Fatou Guewel mais pour terminer ma rubrique at portrait Fatou Guewel bi may leen rek cette vidéo de sensibilisation moom tamit andi na touche am andi na partition ci li nga xamante ne moom mooy Covid 19 bi ñu daal di koy seetaan vite fait rek après ku bëgg daal di koy jekkali sur YouTube. Pour lui, c'est une révélation. Dans son rapport de Restez chez vous toog leen seen kër nanu toog suñu kër booy nuyoo bul joxe sa loxo tey raxasoo saabu ba set toog ci biir kër yi sàmm njaboot gi ndax coronavirus daj na àdduna te feebar bi du caaxaan. bilaay lii mbas la war na àdduna coronavirus. gisuloo ko yow mu daan la yomb naa nanu maytu defaraat toogaay yi feebar bi dafay daan bilaay lii baraala daj na àdduna jiñ na docteur yi discipline loolu moon waar corona du déglu yenn jotaay déglu war na bu nu bëggee jotub jotaay nan déglu docteur yi feebar bi du jaaxaan. wax yi mu ci wax wanati na ki mu doon. yaay xam nga buy wax ak ay doomam ni muy waxee ak tey wax na ci sensibilisation bi waaye feeñal na dellu na lii balaa la dina fi jógee waaye dañuy ànd xeex ko ànd ceeg tere yi nga xamante ne moom la ñu digal c'est important. c'est important comme ni ñu ko waxee rek donc ci yiwam ba tey ak ci mandu teem a gëm yàllam ba tey delloo nañ lépp ci loxo yàlla yal na ko yàlla saafara rek donc ñoom ñëpp daal ñu ngi andi li nga xamante ne moo di seen part ci feebar bi di sensibiliser ñoom itamit ci nuñ ko mënee ndax kenn ku ci nekk ki lay bëggee ak kenn ku ci nekk ki lay safoo donc mën naa am ci sab kàddu mën na laa déglu donc lii laa leen andiloon Asma tey portrait Fatou Guewel xam naa nag fan yii yëpp dinaa ni ay portrait ndax baax na it ñuy faral di fàttali suñu ay artistes musiciens ndaanaan gi ñu nekk ak tamit lu ñu œuvré lu ñu liggéey pour monde musique sénégalaise ak lu ñu liggéey pour askan bi aussi donc di leen andi di fàttali dina baax lool ça a été un plaisir. mais il est partagé il est agréable baal ma rek sëñ Mame Thierno depuis Pekes at soxna Maram Silla bu baax a baax. merci beaucoup ñu di leen nuyu di leen sargal di sàkku ci ñoom it ñaan ndaxte nag. wax daal yombut yaakaar naa ni képp kuy waxkat rek soxla na ay ñaan te réew mi sax moo soxla ñaan kon ñoo ngi sàkku ci yéen ñaan ci barke bés bu baax bi bés gu tedd gii di àjjuma mu tombé tamit mu nekk vendredi saint di souhaiter vraiment un bon vendredi saint à tous nos frères catholiques ñoo bokk yaay bokk pap ñu ñëpp Sénégal benn bopp la ñu ñëpp ñoo bokk merci beaucoup Fama on retrouve maintenant Louisa Diandi oui dans le desk esthétique.
Mam Sidi moo ma ne naa bàyyi desk. dangaa jox rubrique bi kii yëm daal. waaw. bu yóbbu ko mu nekk desk professionnalisme. waaw tey nag indil naa leen li nga xamante ni mooy la relation client entre yi nga xamante ne dañ ko gis ci salon bi. ci tailleur yi ak ci liggéeykaay yi daal parce que gis nañu salon yoo xamante ne boo fa fekkee benn personnel bu nga toog 6 mois bu ñëwaat keneen ñeneen nga fay fekk. donc du coup salon yi seen personnel yi dañuy tourner tout le temps mën na nekk. problème mu gestion wu relation client wala problème mu gestion wu employé ci boppam léegi nag dañuy indi benn vidéo boo xamante ne benn maquilleuse moo ko def c'est une sénégalaise boo xamante ne États-Unis la nekkoon mu ñibbisi il y a un peu plus d'1 an muy retracer li nga xamante les différentes clientes yi nga xamante ne moom la bon dafa jël corps de métier bi nga xamante ne mooy maquillage mais mënoon na ko indi ci tailleur mënoon na ko indi ci coiffeuse bi mënoon na ko indi ci woon mais exemple juste la bëggoon joxe en tant que maquilleuse les différentes clientes yi nga xamante ne moom la ñuy confronter ak naka vraiment naka lañ koy gérer Mame Sidi nga indi ñu vidéo bi ñu xool ko. allo waaw Moussa non xoolal may ma rek man ngay woowaat fii ak 20 minutes waaw d'accord. Allô? Oui, ça va et toi? Tu vas bien? Oui. Non, tu ne me déranges pas. D'accord, ok. Tu passes me prendre? Oui, d'accord. À tout de suite. Oui, là? Ah, am naa ci même chose. B5 la bu? waaw am naa ci. bii nag bii nu mu tudd? waaw mos naa ci waaw am naa ko. bii nag bii ban la? fent bi waaw am naa ci. est-ce que doo si jaay sa après? bii nag? Excusez-moi. Sourcil bi gënul dijj bii nii. Si. Xasal na bii bu baax parce que dafa mel ni bii moo ko ëpp. Soxna si. Xoolal. dolli ma encore. yokkal ma dama tàll damaa duggee si xaw ma may duggee yow yokkal ma nag tuuti man maa lay fay du sama xaalis la yokkal ma tuuti fii la ñu fay gis ngeen ci seen bopp dafa mel ni. Ah oui, la perfectionniste c'est moi. yow na curieuse. non pas la curieuse kooku moom daf c'est abusé. Mais c'est qui l'extravagante? Man c'est qui l'extravagante? xaw ma ku koy nangu di yaat. non man mais man je veux pas croire à la dormeuse. Et c'est qui la diva? am na ñuy maquillé ñuy ne la. c'est vrai que des fois du loolu des fois mën nga ñëw ak sa stress. nit ki bu laalee sa kanam rek. justement xoolal nga fàtte. nga commencé nelaw yàlla boo nekk nag koo xamante ne ngay préparer événement. nga daw ba sonn wala nga nekk marié nga ñëw toog ndeysaan yaa ngi doog a toog parce que dem nga uti yére dem nga uti dàll dem nga uti lu ne donc du coup instant bi nga xam ne bi ñu lay coiffé ak bi ñu lay maquillé rek nga mën a toog pour fàtte léegi nga commencé nag. ci nelaw am na ñoo xamante ne loo leen defal doyul. extravagante man moom yéen. perfectionniste mais la diva.
mais la diva quoi. Mais franchement quoi allô quoi. mais la diva curieuse dafa am la diva allô. Oui, non, tu me déranges pas, mais on est en train de te maquiller, ma chérie. Donc du coup mais lépp ci premier contact bi la. Parce que am na ñoo xamante ne da ngay ñëw ci salon bi nga nekk maquilleuse wala nga nekk gérante coiffure salon de coiffure peu importe mais nga ñëw am na ñoo xamante ne ci d'après ci lu ñu wax dañ lay xeeb sax parce que ci statut social bi ci accueil bi ça dépend ci statut social bi nga nekkee. wala nga wala apparence wala nga nekk star wala loolu yëpp am na fi. ñu di ko gis des fois aussi. nit ñi waxin bi du neex tellement que boo ñëwee dugg ci salon bi nga nuyoo wala nga dugg ci atelier de taille de couture bi nga nuyoo nit ñi duñ la fay nu mu ko waree loolu tamit relation client dafa am importance ba nga xamante ne parce que client bi nga xamante ne moom mooy ñëw ci sa salon moom mooy indi xaalisam jëw nga di ko defal muy jël service foofu donc du coup relation client moo ëpp solo sax que qualité service bi que prix yi loo yomb loo cher am na loo xamante ne ce sont les bases pour koo xamante ne dafa am boutique am boutiqueu mbagg ak boutique boo mënti yem boo mënti gis moo ci yem donc du coup c'est tellement important que nit ñi di clientes yi aussi di bàyyi xel que y a des pics de si journée pic d'activité c'est-à-dire am na moment boo xam ne day am rush nit ki di nga ko nuyu mu jàpp nekk di defal keneen ki mu fay la peut-être tamit am na ñoo xam ne dañoo ñaaw njort fay gi ñu lay fay rek mën nga ci mal interpréter nit ki dafa la ñàkkal kersa ou quelque chose comme ça te alors que je pense que muñalante bi c'est vraiment ñaari côtés yi c'est vraiment des deux côtés nit ki am nit ki am c'est-à-dire que am patience exactement am patience bi nga xamante ne moo ci war am aussi di jàng parce que am na salon boo xamante ne mu ngi fii sur Dakar moom bi muy recruter ay élèves am yi daf leen former jàngal leen relation client dafa jël 1 mois pour former leen bilaay booy recruter nit ki même bu dee 1 semaine sax il faut nga ne ko sama salon kat parce que nit ki da ngay xam ce type de client ñi nga xamante ne ñoo fi tàmm ñëw ñi nga xamante ne aussi am na client yoo xamante da ngeen di catégoriser c'est suivant accueil am na ñoo xam ne dañoo naqari dara am na ñoo xam ne yàgg nañ ci parce que c'est dañoo exigeant donc am na traitement boo xamante ne c'est spécifique bi nga leen war a defalal donc du coup boo jël employé da nga koy former suivant yow sa doxalin salon former suivant sa charte donc du coup lépp loo xamante ne activité la nit ki da nga war a am doxalin da nga war a am charte nga teg ko ba pare nga ñaax aussi say employé ci doxalin boobu noonu donc du coup ñuy remercier bu baax ki nga xamante ne moom moo am idée def vidéo bi justement donc du coup parce que peut-être mu ngi koy dund ci quotidien am donc elle a eu vraiment l'innovation de mettre au devant d'interpréter exactement mais c'est que man li ma gën a jàpp mooy nit ñi fii bu ñu jàpp ni man damay fay rek lu ma neex def aussi on dit pas le client est roi dans ce sens-là parce que nit ñi pour man buur ak nguur daf leen di neex caprice nit ki di liggéey je pense que gagne-pain la passion am la donc boo ñëwee tout le monde c'est un être humain comme toi elle peut avoir ses jours de off se lever du mauvais pied elle gère sur elle-même donc gère sur toi-même je pense que c'est pas parce que tu payes que tu as le devoir ou le droit de jeter ton dégain sur les gens comme ça c'est-à-dire secteur xam nga yow salon rek nga laal mais fépp la si on est très désagréable dans chaque fois am na il y a un réel problème de service client au Sénégal. mi ngi noonu justement et même de client c'est-à-dire de la compréhension du slogan le client est roi. mais fii am na bërëb ba nga xamante ne day jaay lekk. xawar ngeen ko xam sax saa su nekk ñu ne seen ña fay liggéey employé dañu désagréable non seulement des fois ñu ne li ñuy togg li parfois mu am faay ba pare dañuy vraiment lu ñu client te ñoom ñoo fi tax ñu toog fa ñun buñ leen indiwul suñu xaalis ñoom duñ leen fay de il faut qu'ils prennent ça en compte te xam ne tamit loolu yëpp ci savoir être la nit day yaru nit day wàcc nit day am nité mais après comme li ma la wax c'est pas parce que yaa ngi ci secteur informel que doo former ñi ngay jël c'est important man foofu laay ñëw ak yow mooy njiit gu ci nekk ak ni mu mel ak ay nitam ñi ci gannaawam nu ñuy mel mooy sa patron bi ci boppam tey bu gisee élève am def nii ak secteur bu munti doon muy resto muy lépp nga gis ne que tey sa employé bi lii nga def nga ne ko du nii il faut être comme ça et comme ça tey bu la leeree ne que yaa ngi sa ginnaaw bopp que ne que kii mën na maa xool corriger ma ci nii wala sama dàq xaj na si
di nga bàyyi xel mais boo muy patron boom te ne peut-être faalewul respecté wul nit mais parfois peut-être pas voilà peut-être justement du fa nekk wala nekkuñu pour di surveiller clients yi mais man au-delà formation bi nga xam ne Louisa wax na ko bu dee yow formé wuñ la parce que toll na foo xam ne nit ñi ku ci nekk am na ñoo xam ne li ñuy liggéey jànguñu ko c'est juste que ni dañuy bëgg liggéey parce que jamono moo metti ñu am lu ñu suturloo waaye yow mi nga xam ne yaa ñëw wut si liggéey bi yow yaa war a xool naka nga war a doxandale ndax clients yi moom ku nekk ak jikkoom ku nekk ak façon am mais catégorisation client boobu yow yaay adapté bi en fonction ci ñoom ni ñu mel ndaxte Yacine li muy souligner sànq jaay lekk boobu ku ci nekk ci ñun rek am na foofu mës a dugg am fa expérience personnelle loo xam ne defoo ma riirandoo du nit ñi ñooy wax pour ngay wax mais ku ci nekk rek mas nga fa dem xëy na am fa sa expérience personnelle ak ci loo xam ne ak ñàkk kersa ñàkk a wekk nit ñàkk a jox nit gëddaam wala ngay wax ak ñoom du ñu la faale xeeb te pourtant chaque fois da ngay dégg nit ñi la non yaa moom sa xaalis kon bu fa jëndal feneen mais non da nga war a jënde foofu parce que parfois proximité bi day compter mënta nekk sa wetu kër nga géegi ko fa dem ba beneen kër même loo moom sa xaalis loolu dañaa am droit yow tamit miy jënd ñu am accueil waaye itam kii ñëw di jënd naam ñëpp yemuñu mais am na ci ñoo xam ne parfois dañuy doy waar mais ki nga xam ne mooy jaay moo war a am compréhension pour mën a tenir ñëpp am adaptation mën a intégrer client boo xam ne am na ko ci. Je suis d'accord, je partage parfaitement son avis. Il y a des clients yoo xamante ni regarde l'extravagante là du man maa lay fay sama xaalis dollil alors que le professionnel boo ko jëlee nag nga ne parce que il y a des professionnels qui respectent ces normes du relation client da ngay ñëw gis ku souriante mel ni Yacine mën a ree ba dee mais terewul da ngay gis ku soof mel ni Asma rek ñëw taxawal waaw parce que dafay ree il y a des gens qui prennent un malin plaisir à tuutil nit il ne le faut pas ce côté-là aussi il faut le toucher nga la yéen ñi jël nag ne da ngeen di def benn liggéey bi nii ne vous êtes confrontés exposés aux humeurs des gens il faut savoir gérer et surtout prendre sur soi que ce soit dans le maquillage la couture whatever leneen ak leneen keroog nana indi na fi waa banque ak waa assurance yi dañoo soof xam nga moom sama moom dafay wax ak ñoom parce que ci société bi lay waxtaane je pense que quand on est à l'accueil on est mise pour le sourire. li ngay wax nii c'est tellement flagrant que tu te rends compte que nit ñi dañuy liggéey juste parce que fin du mois dañoo soxla. mais loolu lay wax dañuy liggéey par nécessité. parce que di nga toog mais mere nit ki c'est-à-dire que sa employé def la dara mais yow sa wàllu bopp yaay nekk de mauvaise humeur mais boo bëggul fi ngay liggéeyee vraiment kit nga dem uti leneen. justement moo gën que tu jettes ton dévolu ci ki nga xamante ne moom cliente la au risque sax de perdre ton boulot. ba pare la ngay fayeeku sax du barkele. et puis justement ñoom bu ñu bëggee liggéey bi man je fais juste un petit rappel ku nekk man damaa mag bu may naan boo xamatul foo jëm ak nit ki fàttalikul say pas yu njëkk sa digganteeg moom boo koy fàttaliku rek di nekkaat nit ndax bu ñuy dem di nekk def ay entretien ak yooyu noonu koo ci entretien dalay woon yar teggin mën a reetaan correct dëkkee leen ko waaye merci beaucoup Louisa. di arrêter le favoritisme. justement mooy client ba nga xamante ni kii la ñu préféré bu ñëwee ñu kaf foofu reer moom.